N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. فذكر إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل أخيرا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم الشمال ما تنفق يمينه. أقول ما تسمعون، أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة وعراة غرلا يوم القيامة. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، الرجال والنساء ينظرون بعضهم إلى بعض؟ فقال: يا عائشة، الأمر أشد منهم، أو الأمر أشد أن يهمهم ذاك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على مقدار أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فيه أي إلى فمه. Chers fidèles, le message sallallahu alayhi wa sallam nous informe que cette catégorie de personnes, cette catégorie de gens seront sous l'ombre du Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala le jour où il n'y aura d'ombre que son ombre. Et parmi ces sept, il cita le dirigeant juste, quelqu'un, c'est-à-dire qui aura dirigé des gens et qui sera juste à leurs propos. Il cite aussi le jeune qui aura grandi dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il cite aussi une personne dont les yeux se sont inondés quand, dans la solitude, il s'est rappelé de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Ou encore, parmi ceux cités, une personne dont le cœur est attaché aux mosquées. Il cite aussi deux personnes dont Allah subhanahu wa ta'ala en fait est la cause de leur union, de leur amour mutuel. C'est par lui qu'elles s'unissent, c'est par lui aussi qu'elles se séparent. Et parmi ces sept toujours, le message sallam nous cite un homme qui aura décliné par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala l'appel charnel d'une femme pourtant belle et noble de rang. Il dit aussi en dernier qu'il y a cette personne aussi qui sera parmi les sept qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera de l'ombre le jour du jugement. Cette personne qui aura donné une aumône, mais qu'il le fera en fait si discrètement que sa main gauche ne saura même pas ce que sa main droite a donné. Chers fidèles, ce hadith assez connu est rapporté dans plusieurs recueils de hadiths. Ce hadith en fait est à inscrire dans un contexte, le jour du jugement, un jour à la fois terrible et grave. Et ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala en fait nous le décrit dans plusieurs passages du Coran. Tantôt il l'appelle le jour ultime, Yawmul Akhir. Tantôt aussi il l'appelle le jour de la comparution, Yawmul Qiyamah. Et parmi aussi, c'est-à-dire ses attributs, ses qualificatifs, un jour difficile, Yawmun Asir.
C'est aussi le jour où aussi en fait Allah subhanahu wa ta'ala nous dit yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi. C'est le jour aussi en fait où l'injuste, celui qui se sera comporté en mal dans cette vie d'ici-bas, va se mordre les doigts, c'est-à-dire va regretter de façon amère. C'est aussi en fait ce jour-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrit comme le jour yawma yakunu an-nasu kal farashil mabsus, le jour en fait où les gens seront comme des papillons éparpillés, comme des papillons dispersés. Dans un hadith rapporté par Aïcha, le message sallam nous dit que les gens en fait seront ressuscités le jour du jugement, dévêtus de bas en haut, c'est-à-dire tout nus. Et Aïcha en fait va s'exclamer après ce propos du messager, mais et les hommes et les femmes vont alors se regarder. Le messager sallam lui répond, et à Aïcha, la situation sera tellement tendue ce jour-là, les gens seront tellement préoccupés ce jour-là que un homme ou une femme nue passerait même inaperçu. Le messager aussi en fait d'ajouter, il nous dit que le soleil sera rapproché le jour du jugement des créatures jusqu'à une distance de 1000, une distance assez proche. Et à ce moment-là, le messager nous dit que les gens baigneront dans leur sueur à hauteur de ce qu'ils œuvraient en mal. Il dit, tu verras des gens en fait qui vont patauger dans leur sueur, c'est-à-dire la sueur en fait va leur arriver jusqu'à la cheville. Il dit encore qu'il y aura des gens à qui en fait la sueur va arriver jusqu'au genou, et des gens aussi en fait dont la sueur va arriver c'est-à-dire jusqu'au bassin. Et il dit même qu'il y aura des gens qui seront en fait quasiment submergés par leur sueur, et le message en fait fit signe de sa bouche. C'est donc en fait, chers fidèles, dans ces moments terribles et graves qu'il faut comprendre en fait ce hadith des 7 catégories de personnes. Li tax ar-Rasul sallam di ñu wax mu ne yowmal xiyaam ëllëg suñu borom dina keral ay nit, dafa fekk ni li jiitu ci li ma misaal léegi moo ci am. Dafa nekk jour boo xam ne jour bu ñàng la, nekk jour boo xam ne jour bu doy waar, waaye tamit nekk jour boo xam ne tamit jour bu métti la. Te li wane méttitu jour boobu mooy li nga xam ne ar-Rasul sallam wax na ko mu ne bés boobu kat dinañ wàcce li nga xam ne mooy jant bi ba mu jege. Nga gis ne nit ñi dinañ tàngaay bu doy waar boo xam dañuy dem sax ba di ñàkk. Nee na ku nekk di nga ñàkk ba sa ñàkk maanaam ci kéem li nga xam ne nga doon jëf ci àdduna ci lu bon, sa ñàkk maanaam foofu lay toll. mu ne di nga gis koo xam ne ay ñàkkam dina bëri ba daanaka day muur ay tànkam day muur ay dojoram, mu mel ni kon ku ciy xuus. mu ne tamit di nga gis koo xam ne dina ñàkk ba ay ñàkkam ñëw ba ci ay genou am ay oomam. mu ne tamit di nga gis koo xam tamit maanaam ay jëfam yu bon dina toll foo xam ne dina ñàkk ba daanaka mbir bi ñëw ba ci ay jumbaxam. mu ne waaye tamit di nga gis ñeneen nit ñoo xam ne nii dinañ ñàkk ba daanaka seeni ñàkk xaw tuuti muy dugg seen gémmiñ mu mel ni ñu ciy waaj a lab. nga gis ni kon maanaam contexte bu mel nii nga xam ne contexte bu métti la bu terrible ci la yenn sasam wax ne dina am juróom-ñaari nit ñoo xam ne nii yàlla dina leen keral ëllëg bés boo xam ne nii ker amul, bés boo xam ne bés bu nar a tàng lay doon. ci ñooñu yàlla di keral kim ci njëkk a lim mu ne al imaamul adil, le dirigeant juste. ki nga xam ne yàlla daf koo jiital ci ay nit, du imaamu julli mais ki yàlla jiital, waaye bi mu ko jiitalee mu wane maandute. mu nekk lu jafe ndax léeg-léeg bu la yàlla dénkee kàttan, yàlla dénk la doole, ñaare léeg-léeg sa xel mën na cee dem, wala sax léeg-léeg ñi nga xam ne ñoo la wër war laa wax dëgg, léeg-léeg li nekk sa loxo ci intérêt dañ koy sóor ba daanaka duñ la wax dëgg. bu dente ni président la bu jiite mën na am ñi nga xam ne ñoo ko wër dañuy bëgg c'est-à-dire lépp di jàll ci jàmm ba tax sax problème yi nit ñi du dund duñ leen ko wax, parce que jàpp nañ ne buñ leen ko waxee ñu jëlee leen ñoom seen poste yi ñu nekk. du coup dañ koy nëbb, dañ koy lan c'est-à-dire dañ koy nëbb-nëppal. nga gis ni loolu tax na ki nga xam ne kon moom moo jiite kon pour mu àtte li nga xam ne mooy kon dëgg wala ba pour mu maandu dafay jafe. beneen bi tamit mooy léeg-léeg yàlla bu la dénkee kàttan da ngay dem ba waru ndax dañuy wax ni sunu maanaam nguur li nga xam ne mooy doomu aadama àttanu ko, moo tax suñu borom du ko saxal ci nit, parce que bu ko doon saxal ci nit rek su boobaa nit day dem ba bew. moo tax léeg-léeg nga gis ni bu demee ba ci yàgg rek mu rocc ko jox ko keneen. waaye nag léeg-léeg nguur mën naa yàgg ci nit ba tax mu dem ba bew, ba tax dootul xàmmee, su ko defee li nga xam ne mooy maandu da koy jafe. lii kon arasasam tudd kon ne njiit bu maandu bokk na ci ñi nga xam ne ëllëg yàlla da leen keral yowmal xiyaam. lii maanaam lu jafe la, ndax bu la ko yàlla dénkee pour nga mën a maandu du yomb. waaye nag yamul ci ki jiite rek, dafay nekk ba ci ki nga xam ne dañ koo dénk responsabilité bu mu mën a doon, moo xam da ngaa jiite entreprise, moo xam da ngaa jiite classe, moo xam sax maanaam da ngaa nekk li nga xam ne c'est-à-dire mooy chef de famille. ba ci kër bi nga jiite sax
dañuy séntu foofu li nga xam ne nii mooy maandu ba ci sax ay yeneen xadis di ñëw di feddali ne ki nga xam ne mooy waajur bi dafa war a maandu ci ay doomam bu ko deful rek mi ngi def li nga xam ne ni mooy bàkkaar. kon ki nga xam ne dafa làmboo melokaan yu mel noonu nga xam ne dafa jiite kër wala dafa jiite fu ñuy liggéeyee wala lu mën a doon lu mu jiite rek ay nit mu def fa maandute mu jëfe fa li nga xam ne mooy maandute ëllëg dina bokk ñi nga xam ne yàlla dina leen keral bés boo xam ne ni nee na ker du am budul keram. rasul sallam tuddaat fa beneen nit nee na muy ab ndaw mu ne un jeune mu ne jeune boo xam ne maanaam yàlla da koo tàggat nga xam ne daanaka bi muy nekk ndaw rek la commencé ndeysaan di jaamu yàlla léeg-léeg nga gis ko nga xam ni kon dëgg de léeg-léeg yar léeg-léeg du njàmbaar du ngóora léeg-léeg suñu borom moo lay defal tawféex léeg-léeg nga gis koo xam ne nii maanaam dafay jóge ci ay waajur yu doy waar waaye moom mu juddu nekk ku baax nekk koo xam ne yaram dafa yomb léegi tam nga gis koo xam tamit maanaam dafay juddu ci ay waajur tamit yu doy waar waaye nag nekk koo xam tamit maanaam ab kéemtaan lay nekk ci comportement kéemtaan tamit lay nekk ci li nga xam ne nii mooy doxalin nga gis ni kon ki nga xam ne ko yàlla defal na ko tawféex bi muy nekk ndaw mu commencé ndeysaan di jaamu yàlla di ci góorgóorlu kooku tamit nee na bokk na ci ñi nga xam ne nii ëllëg yowmal xiyaam dina leen keral buñ ne ndaw nag dëgg la bon ñu dañuy xalaat ki nga xam ne mooy ku ndaw rek waaye nag dañ xam ne ndaw dafay dem ba 40 ans wala sax léeg-léeg mu jéggi ko ndax xam nga sunu borom bi muy wax maanaam période bi nga xam ne ci la yónni yenente yi dafa wax ni maanaam biñu demee ba tollu seen digg doole mu ne waa walamma balaga ashudda wa balaga 40 sana nee na biñu demee ba nga xam ne maanaam ñu ngi toll seen digg doole te mu tuddee digg doole li nga xam ne nii mooy 40 ans nga gis ne kon dakare li ko jiitu yépp ak li ci topp tuuti loolu lépp dafay dugg ci ndaw kon ki nga xam ne kon yàlla tàggat na ko mu nekk ndaw boo xam ne mi ngi ci fourchette boobu yàlla may ko mu nekk kuy jaamu yàlla muy nekk kuy góorgóorlu kooku tamit na rafet njort ni ëllëg mën na am suñu borom boole ko ci ñi nga xam ne ni da leen di keral ci bés boo xam ne nii ker du am budul keram mu lim tamit beneen nit muy troisième bi mu ne nit boo xam ne nii mu ne dafa wéet di xalaat dafa wéet di jaamu yàlla dafa wéet di julli dafa wéet rek maanaam toog nii mën na am xelam di xalam muy xalaat ci sunu borom muy xalaat ci ay kéemtaan nee na ba ci yàgg rek nee na ay bëtam taa nee na kooku tamit nee na ki nga xam ne moo def lu mel noonu kooku tamit ëllëg yàlla dina ko keral ci bés boo xam ne nii ker du am. mu lim beneen nit mu ne keneen koo xam tamit maanaam li nga xam ne mooy xolam mu ne waaw wa rajulun qalbuhu muallaqun fil masajid aw bil masajid mu ne tamit ki nga xam ne nii maanaam yàlla da koo def xolam dafa taqoo ak jàkka nga xam ne jamono bu nekk rek bu demee julli ji ba ñëw rek li muy xalaat mooy kañ la waxtu di jotaat ba mu delluwaat loolu bu dee góor waaye tamit ba tey bu dee jigéen tamit da ngay gis ni maanaam xol bu taqoo ci jàkka mën naa gën a yaatu ndax xol bu taqoo ci jàkka du rek di ko fréquenter xol bu taqoo ci jàkka du rek di ko fréquenter waaye xol mën naa taqoo ci jàkka ci nan maanaam di ko dundal i'marul masajid suñu borom mi ngi wax naan innama ya'muru masajid allah man amana billah wa yawmil axir nee ñi nga xam ne ñooy dundal jàkk dëgg nee na mooy ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla tamit gëm li nga xam ne mooy bés penc dundal jàkk yamu rek ci di ko fréquenter léeg-léeg mooy di ci dugal li nga xam ne mooy sa alal léeg-léeg di participer ci li nga xam ne mooy doxalin ba léeg tamit mooy maanaam c'est-à-dire lépp loo xam ne jàpp nga ni rek njëriñ la pour jàkka bi lu ñu cey waxtaanee wala lu ñu fay def yow nga jëm ci dugal sa loxo loolu nag kon da ngay gis ni kon muy góor wala muy jigéen ku nekk rek da ciy mën a xaj loolu kon nekk mooy 4e personne bi waaw wala 5e personne bi nee na 6e personne nee na mooy kan nee na ñaari nit ñoo xam ne nee na duñoo bëggante waaye li tax ñu bëggante nee na lu tax nee na ngir yàlla moo tax ñu bëggante te lii wane ni ngir yàlla moo tax ñu bëggante nee na bu ñuy ànd ngir yàlla moo tax ñuy ànd waaye tam bu ñu demee tamit ba di tàqalikoo tamit yàlla moo tax ñu tàqalikoo te ànd yooyu noonu bokk na bi ci jiitu mooy àndu sëy diggante jëkkër ak jabar képp koo xam ne maanaam li la boole ak doomu aadama moo xam góor la wala jigéen maanaam ngir yàlla la nga xam ne tey nit tey boo demoon tey ba di takk c'est-à-dire ba di takk soxna wala bu jigéen tamit demoon ba di nangu góor takk ko dafay fekk mu ànd ak moom ci ay critères mën naa nekk ci alal mën naa nekk ci leneen ak leneen waaye Rasul sam waxoon na ne maanaam kuy takk rek wala boo ku ñuy takk rek da nga xool li nga xam ne mooy diine kon ànd boobu kon nga xam ne diine ko lal loolu kon yàllaa ko lal te ànd bu yàlla lal rek da ngay gis ne kon dafay dugg ci ànd bi mooy ñi nga xam ne ni li ñuy ànd yàlla moo leen boole ndax li ñuy dugg dañ cee jublu jaamu yàlla waaye tam bu ñu dema tamit ba di tàqalikoo tamit ngir yàlla moo tax ñuy tàqalikoo waaye yemul ci loolu rek donte ni moo ci jiitu ba ci ki nga xam ne maanaam relation bi nga am ak nit ki maanaam sa xarit kese la nga xam ne da nga koo bëgg rek ngir yàlla da nga gis ci ay melokaanu diine da nga koo gis mu nekk ku baax da nga koo gis mu nekk kuy góorgóorlu ci diine loolu rek tax nga bëgg ko tax aussi seen ànd maanaam jëm ci loolu nga xam ne bu ngeen di ànd
lu baax ngeen di digalante bu ngeen ànd tamit maanaam lu bon ngeen di teralante ngeen di terewante seen biir bu ngeen demoon tamit ba gis ni seen ànd bi kat mi ngi jëm ci leneen su boobaa da ngeen di tàqalikoo moo xam ci relation amitié la wala sax ci relation de travail ndax xam ngeen ni dañuy wax ni an niyatu saaliha tuxawilu al aada ila al ibada gis nga yéene bu sell booy am ci mbir dina tax mbir boobu nga xam ne du woon jaamu yàlla sax finalement yàlla def ko jaamu yàlla te gis ngeen li ñuy def lépp moo xam liggéey la moo xam lu mu mën a doon ci ay mbir yoo xam ne c'est-à-dire waa ay mbir aadi la bu ci yéene bu sell àndee yàlla da koy yëkkati def ko jaamu yàlla donte ne sax da ngaa takk sa daal dem ci corniche bi di sport bu yéene bi sellee sax yàlla mën na ko def li nga xam ne mooy jaamu yàlla moo tax kon yéene tamit lu am solo la moo tax kon ba ci liggéey bi ngay séq ak nit sax nga xam ne yàlla moo leen boole ci liggéey boobu noonu ku nekk rek jubloo ko defee ni nga xam noonu la waree loolu bu jaaree ni mu waree yàlla mën na am ngeen bokk ci ñi nga xam da leen di keral ëllëg bés boo xam ne nii ker du am budul keram bi ci mujj nee na mooy góor wa rajulun daathu imraa zaatu mansibin wa jamal fa qaal inni axaafu llah nee na wala boog c'est-à-dire mooy avant dernier bi nee na ki nga xam ne nii maanaam nee na ab soxna da koo dikkal nee na mu nekk soxna su am daraja mu nekk soxna tamit su taaru nee na dikkal ko di ko woo ci boppam nee na waaye nee na mu gàntal mu daw naan mu daw deuxième comme ni ñuy wax nee na mu daw mu ne ko man de wax dëgg yàlla li nga may woo du ma la ci wuyu ndax lan damay bàyyi xel suñu borom damaa ragal yàlla te lii su ma ko defee mën naa am dina ma ci mere te loolu misaal bi gën a rëy bi ñu ciy joxe mooy xissa Yuusuf nettali woon nañ ko fi nga gis ne Yuusuf lu mel ni da koo dund nga gis ni ko ndekete mën nañ rafet njort ci ne ëllëg yawmal qiyaam dina bokk ci ñu yàlla di keral ci bés boo xam ne nii ni mu ko waxee ker du am budul keram te xam ngeen ne yii yëpp li nga xam ne nii moo koy dékku du lu yomb dafa laaj dëgg-dëgg dogg dafa laaj tamit maanaam xeex maanaam ak li nga xam ne mooy sa bakkan xam nga àdduna léeg-léeg dalay piège dalay xëcc àdduna li ñuy wax naan dafa neex Rasul moo ko wax mu ne inna dunya xulwatun xadira nee na àdduna dafa neex de nee na ce bas monde est doux et merveilleux parfois léeg-léeg àdduna maanaam bu génnee ay tartaaram léeg-léeg nga nekk ci jamono yoo xam ne da ngay yor alal wala da ngay yëg sa bopp yëg ni kat vraiment bu la neexee kan nga profité ci àdduna parce que boobu day neex waaye nag Rasul sam ne def leen ndànk de mu ne inna allaha mustaxlifukum fiha li yanzura kayfa taamaluun mu ne yàlla da leen samp ci kaw suuf ngir lan ngir xool lan ngeen di jëf est-ce que lu baax ngeen di def wala lu bon ngeen di def mu ne nag moytu leen de ittaqu dunya wattaqu nisa nee na moytu leen àdduna waaye tam moytu leen jigéen nee na inna awwala fitnati bani israil kanat fi nisa nee na la première tentation qui a perdu le peuple d'Israël c'était en fait une tentation qui venait des femmes mu ne kon moytu leen jigéen bu baax a baax tamit waaye tam moytu leen àdduna ndax ku yàqu rek wala ku sànku rek nee na ñii ñoo la sànk bi ci mujj mu ne wa rajulun tasaddaqa bi sadaqa fa axfaaha xatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu nee na bi ci mujj ci nit ñooñu nga xam yàlla dina leen keral bés boo xam ne ker du am mu ne nit koo xam ne nii dafa saraxe nee na waaye bi mu saraxee nee na nëbb na ko nëbb ba nga xam ne bu dee ndeyjoor la joxe càmmoñam sax xamul li nga xam ne moom la ndeyjooram joxe loolu di métaphore di wane maanaam léeg-léeg nga gis koo xam ni maanaam dafay joxe mais moom sax dafay gêné wu ci xam sax moom li muy joxe ñaata la toll léeg-léeg nga gis ku dugal ci poosam rek tibb rek joxe loolu mooy métaphore bi nga gis ni foofu li mu lay wane rek mooy nit ki vraiment di fexe maanaam di defal nit ñi ngir yàlla te fekk ngir yàlla rek moo tax nga xam ni calculé wul sax li nga xam ne moom lay joxe wala tamit calculé wul li nga xam ne moom la ñàkk te ci loolu amuñu misaal bu gën a rëy bu ñuy joxe li nga xam ne nii moo daloon muy saxaabi boobu di Abu Talha al Ansari Rasul sallam dafa mës a am ay gan bi mu amee gan mu lott ci dëkkal leen maanaam mu héberger leen jox leen fu ñu tëdd ak fu ñu lekk mu laajte ci saxaaba yi kan moo ma mën a dëkkal kan moo ma mën a héberger sama saxaaba yi wala boog sama gan yi am benn góor bu tudd Abu Talha al Ansari ne bàyyi ma héberger leen boo déggee da ngay foog ni kii kat ku am la ku woomle la nga xam ne da ngay jàpp ni moom moo tane yenn saa salaam fekk yàlla xam na ne tanewu ko moom mën na am sax li muy dund moo gën a métti fuuf waaye nag mu jiitu dem wax ak soxna si ne ko lan moo fi am soxna si ne ko fii de li fi nekk mooy juste li xale yi di lekk mu ne ko man de am na lu ma ràngu de am na lu ma jël de mu ne ko garaawul baax na nee na gan yi ñëw nee na mu ne soxna si nu ñuy def bu gan yi ñëwee bu ñemee ba guddi di waaj a reer nañu fay lamp yi nee na bu ñu fayee lamp yi ñu toog ak ñoom di dugal suñuy loxo waaye bu ñu lekk ndax lan bu ñu lekk ndowee ak ñoom du ñu am lu ñu lekk parce que lekk bi bëriwul lekk xale xam ngeen du lekku mag
mu ne kon nañuy dugal suñu loxo rek nañuy dugal suñu loxo rek di lekk di dugal di génne ngir lan ñoom ñu foog ne ñu ngi lekk ngir seen xel mën a dal tamit ñu mën a lekk ba suur waaye bi mu ko defee ndeysaan mu def ko guddi ga ñu xëy suba kenn yëgu ko même yenn sasam yëgu ko wala boog bi mu ko yëgee suñu borom moo ko wax suñu borom xamal ko ni ndekete kat ñii li lañ def ba alxuraan di ñëw di wax naan wa yu'thiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa am na ñoo xam ne dañuy def li ñuy tuddee maanaam mooy don de soi nga xam ne ñoom sax ñooy gën a soxla li ñuy joxe waaye dañ koy joxe li suñu borom naan naam wa yut'imuuna ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira xam dañuy joxe ñoom ci liñ bëgg li nga xam ne ñoom ñoo la ko gën a soxla ñu koy joxe moo tax ar-rasul sallallahu alayhi wasallam bi mu xëyee daf ko ne laqad ajiba Allah ne ko yàlla yéemu na ci jëf bi nga xam ne moom nga def démb loolu kon di misaal ci li nga xam ne nii maanaam mooy sellal sa jëf ba tax suñu borom di ci yéemu ba tax ëllëg du bett kenn bu lente ni daf laa fayee li nga xam ne mooy keram ci bés boo xam ne nii ker du am budul keram fi ñuy jeexalee nag mbokk yi mooy bu ñu xoolee cette catégorie de personnes yi nga xam ne ñoom lañ lim léegi ak jëf yi ñu def boo leen boole ñoom ñëpp dañoo am benn dénominateur commun mooy lan li boole seen jëf yooyu donte ni du feeñ sax maanaam c'est-à-dire waa textuellement mais li boole seen jëf mooy lan mooy sincérité mooy sellal ku ci nekk rek def nga loo xam ne daanaka li tax nga def ko sa diggante ak yàlla dëgg la parce que ki nga xam ne tey imam la mu jiite da maandu kooku daanaka lu koy forcer bariwul parce que moo nekk ci kaw moo jiitu kon bu ko defee rek ngir yàlla moo tax mu def ko ki nga xam ne nii maanaam dafa joxe nga xam ni alalam moo ko moom joxe ko waaye nëbbu ko sax boppam kooku li mu defu ko ngir nit ngir yàlla moo tax mu def ko ki nga xam te maanaam soxna da koo woowoon maanaam ci néeg tëj ko wala yu mel noonu xam kooku daanaka wóor na ko ni du soxna si mooy nettali li ñu def waaye lu mu xool suñu borom la xool ngir lan mu def ko kon boo xoolee jëf yi yépp ñu fi lim lii seen dénominateur commun mooy lan mooy sellal nga gis ni kon ndekete sellal lu am solo la ci jëf ba tax jëf bu mu deñ rek borom na jàpp ni bu ci amul àdduna amu ci yàlla moo tax rasul sam di wax mu ne innamal a'malu binniyat wa innama li kulli imri'in ma nawa dana xam leen ni jëf dëgg-dëgg ñu ngi koy natt ci yéene bi moo tax léeg-léeg nit ki mën naa jëf lu rafet ci biti nit ñëpp ne ay waay diw mooy jàmbaar fekk yéene bi ko lal sellul ndekete ci yàlla amu fa dara mbugal sax la koy jural waaye tamit léeg-léeg nit tamit juum ci jëf bu mu jëf ñëpp gis ni kii de lu bon la def fekk yéene bu sell la ci jublu woon léeg-léeg mu dal la sax ci say doom wala say xarit léeg-léeg am ku jàpp ni lii moo la neex mu ñëw di la ko defal ndekete neexu la waaye boo ko jugé ci yéeneem rek da nga koy comprendre da nga koy muñal léeg-léeg sax nag da nga koy remercier ara sunu borom di wax mu ne inna allaha tayyibun laa yaqbalu illa tayyiba sunu borom kat xam leen ni dafa sell du nangu tamit lu dul li nga xam ne nii mooy lu sell te lu sell lu ci jiitu mooy jëf bi nga xam ne nga koy def di ko jaamoo yàlla te jublu ko ci moom kese kon nag mi ngi noonu allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaba an-nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله